média ñu am mbégte teewaat fii soir d'info ñi dalal Mouhamadou Baro président du réseau des journalistes pour l'information religieuse Mouhamadou Baro ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay der di nuyu téléspectateur TFM yi. alors xew-xew bi ci wàllu diine defe naa xam nga ko kaddu imam Sall yeeg coow li mu indi defe naa nettali xuloo la jarul ñuy dellu si ci kaddu yi mais dayo bi mu jël ak xëy na yow banqaas bi nga bokk taxawaay bi nga xam ni wala jàngat bi nga xam ni def ngeen ko ci moom la ñu bëggoon nga àggee ñu. waaw effectivement vous avez raison war nañ ko jàngat quand même. parce que xam nga réew moo xam ne ci tolluwaayu xibaar. du média traditionnel yi comme seen bos rek moo am léegi. réseaux sociaux yeeg. ñëpp a ciy dugg. donc lu mel nii bu amee war nañ ko jàngat man jàngat bu njëkk bi ma ci def mooy. ay kàddu la yoo xam ne du kàddu yu ñu war a yëkkati ci jotaay ci média. ci mbooloo. parce que xam nga. mais nag ci média la ko waxee. waaw loolu moo xaw a doy waar. te der suñu réew dafa am nañu média certes mais dafa am nu mu tëddee loo xam ne ñun dañ ñu jàngal ci réew mi dafa am kàddu yoo xam ne kàddu biir néeg la kàddu la yoo xam ne dafa nekk kàddu ci biir jàngu bi. jàngu bu nekk ne diine bu ne am na ci kàddu yoo xam ne ci biir. ña nga bokkal mën nañ ko dégg mais bu génnee du kàddu rajo. te loolu war nañ ko gën a xamalaat nit ñi. même ci ñiy jàngale diine ci rajo yi. war nañ xam ne dafa am jàngale yoo xam ne. waaw ci jàngale biir néeg la. ak jàngale yoo xam ne ci biti. ak yoo xam ne même boo ko warul ñàkk jàngale ci biti. kaddu ya nga war a jëfandikoo du kaddu biir néeg yi nga war a génnee ci kaddu média yi. donc loolu aussi am na ñoo xam ne dañuy def extrapolation dañ lay wax ne yonent bi jàngale na tel sujet mais est-ce que jàngale na ko ci mbooloo. est-ce que ba mu koy jàngale ci mbooloo argumentaire bi ak terminologie est-ce que nii nga koy waxee noonu la ko waxee nga xam ne léegi presque côté sensationnel bi la ñuy gën a jël ak yooyu léegi réseaux sociaux yi nag ñëw yëkkatiwaat ko boyal ko kaddu yooyu du kaddu yu ñuy wax ci mbooloo defe naa moom ci boppam li koy firndeel mooy defe naa dégg naa ne moom ci boppam jéggalu na ci. effectivement. donc mooy du kaddu yu ñuy wax ci biir église bi. danañuy wax ci biir jàngu yi loo xam ne ci biti duñ ko wax wala buñ ko doon waxee neneen lañ koy waxee. ci biir jullit ñi danañuy wax ci biir jumaa ji loo xam ne wala ci biir njàngin bi ci biir gàmmu gi wala ci biir màggal gi. loo xam ne duñ ko wax ci biti wala nuñ koy waxee ci biti neneen la parce que fii sa mbooloo ngay waxal. mais fii da ngay wax ak penc moo xam ne da nga ko bokk ak ñeneen. mais Mouhamadou Baro léegi jafe na nga wax ak sa mbooloo mu des ci sa mbooloo. ndax li ngay wax réseaux sociaux yi xëy na. waaw ñun média traditionnel bu ñu ko jëloon danañ xool luñ ciy segg luñ ciy dagg wala mais li nga wax nii mooy li gën mais c'est devenu très difficile ca biir nekk sax léegi da ngay wax kàddu gi après wër àddina. loolu nag jafe-jafe la boo xam ne jafe-jafe bu mag la majeur. duñ ko seetlu rek bàyyi ko dañ ko war a wutal solution. yow xam nga ci média spécialiste média nga xam nga ne am na lu ñu tuddee culture des médias. réew yi xam média jox ko fulla bi mu war a am yépp acteurs yi presse bi. état bi ak société civile bi dañuy déggoo ci dara mooy dañuy xamale jàngal nit ñi lan mooy média ak doole bi mu am. ak li mu mën a yàq ak li mu mën a defar. yar ci nit ñi ba lu waxuwut. am na dëkk yoo xam ne boo ko waxee xale bu ndaw bi sax mën na la gàgganti. mais ñun suñu réew ba tey tegaguñu charte yu leer yoo xam ne mën nga ko tënk ci kayit de certes CNRA mi ngi def liggéeyam état bi ma ngay wax yéen a ngi teg ay tënk. mais daf ci am yoo xam ne. da nga ko war a yare askan wi ba ku wax lu naka sudul noonu dina am tëralin bu taxaw boo xam ne danañ la ko moytuloo. mais loolu lu tax mu yéex tamit ani nguur gi boobu ba léegi. mais xam nga média yi nag lu bees la. suñu média traditionnel yi rek yàggu fi astamaak nag yi nga xam ne mooy lu ñu tuddee réseaux sociaux. mais loolu dédouané wul nguur gi. mais bien sûr état bi daf ci war a liggéeyaat gaawantu ci. bu yàggul sax gis nga bi fi affaire yi laalee yenn kilifa yeeg yooyu état bi taxawoon na ci ba ñu liggéey ci wàllu loi sur la cybercriminalité jéem a tënkaat ay daan yu bees. pour ki koy def mais man souvent damay wax ne yu mel noonu ñi nga xam ne am nañu baat pour ñaax nguur gi. dañ ko war a liggéeyiloo te loolu mu ngi am mais dañ ko war a gën a yokk non seulement ci côté daan mais surtout ci côté sensibilisation. beneen bi aussi mooy ñu jàngal nit ñi wax ju ñëw ñu natt ko te loolu borom xam-xam yi ñoo ko war a def mooy wax dañ koy jël ci tolluwaayam. maanaam man Imam Sall bu ma ko dégloo damay njëkk a laaj ci turu kan la doon wax. bu dee ci turu mbooloo la wax wala ci tariixa
wala ci turu diine ji yëpp daana gën a garaaw bu dee ci boppam la wax. kon imam la certes am na statut bu noble parce que imam la. noonu lañ ko tuddee mais ci turu boppam la wax. donc nit kuy wax ci turu boppam su defee ay écart de langage wala mu def dérapage. moom la engagé. dañ ko war a yemale foofu. mais souvent ci ñaari diine yi wala diine yi fi nekk yëpp day am erreur yu mel noonu da ngay gis jullit ñi des fois benn chrétien day juum wax dara ñu jël ko def ko comme si chrétien yëpp ñoo ko wax. wala jullit ñi ñoom ñooy xalaatee noonu. man damay fa wax sama benn xarit rek bi may ñëw ma ne ko fii gis nañ fi abbé boo xam ne ci Casamance def na fi rébellion nekk fi chef rébellion am jullit yu ñu fa rey yu ñu fa toroxal yu ñu fa nangu seen alal te kenn mësul wax ne dafa bokk ci diine chrétien moo tax mu def ko. dañ ko yemale fa mu yem mooy moom ci cëggal guyam ci boppam dem na def na ay erreur dugg na ci loo xam ne naka su dul noonu la mais kenn du wax ne ci diine moo tax mu def ko. pourtant dafa nekkoon ku sol sultaanu diine. kon ñun aussi imam bi nit kese la. mën na juum juum bi nag dañ ko war a gàgganti ba mu bañ ko defaat. parce que dëkk bi li ñuy wax dialogue islamo-chrétien du rek lu mbiru média. dafa nekk réalité boo xam ne DER da koy dund ma koy dund ñeneen ni sénégalais yi di ko dund. mais loolu du benn wax rek moo ñëw. mais c'est tellement vrai est-ce que demuñu ba mën wax syncrétisme religieux sax dafa mujj am diggante ñaari diine yi. waaw parce que xam nga diine. boo xam ne yow dafa li ma benn xaritu chrétien doon moo xam ne Sénégal est-ce que am na comme li nga wax léegi est-ce que am na parce que même ki ne moom chrétien la soo xoolee ci langage am lexique am ak lépp suy wax incha allah lay wax alhamdulilah dëgg la tu vois beneen bi aussi mooy da nga gëm mu gëm soxnay Charles Faye au passage ñu koy nuyu moom Charles Faye bi Sénégal gagné Coupe d'Afrique bi barke Sëñ Touba laa dégg muy wax macha allah non pour te dire c'est tellement vrai li ma lay wax on est arrivé à un syncrétisme religieux man pour man dialogue islamo-chrétien bi ñuy wax dañ ko dépassé bu yàgg léegi sax ñun bu ñu doon gën a modeste doon laaj man par exemple sama baay def na 30 ans Casamance ma yaroo fa gis naa ñu yaroo ci yenn dëkk yi fii ci séeréer yi Thiès nga gis ne foofu yow da ngay màgg ci famille boo xam ne wala ci quartier boo xam ne yow ak chrétiens yi yéenay ànd yéenay foowandoo yéenay màggandoo c'est-à-dire que dialogue bi du dialogue politique c'est une réalité au Sénégal exactement léegi loolu laay bañ mooy li ma wax weesu nañ dialogue man bu ñuy wax dialogue sax daf may léegi nag dañu war a éviter aussi benn affaire mooy ci jullit ñi ak ci chrétiens yi ak ci société civile bi en général dafa am léegi naissance su activisme boo xam ne dafa xaw a garaaw tuuti léegi bu amee DER bu defee benn erreur d'ailleurs même jàkkaarloo seen jàkkaarloo bi des fois nit jékki-jékki rek juum wax dara mais da ngay gis day nekk débat ay fan ñuy attaquer nit ki nangam nit mën na juum parce que yàlla noonu la ko bindee mais activistes yi ñoo koy jël ñoom récupérer ko di ci fayantee bor wéy li mu def nii dafay saper les fondamentaux du dialogue benn imam bu jëb juum wax la mu warta wax ñaari fan lay def erreur effectivement war nañ ko reete mais mënta saper benn moral donte nag waruñu tabax bi oui ak fondement yi dëgër na dëgër boo xam ne affaire bi du cere ak soow buy dog boo xam ne da nga ciy sotti ndox rek ñu ne dog na jeex na déet dialogue bi lu dëgër la donte nag waruñu ko seetaan parce que dans certains pays ci ay médias la ñu war a jaar te loolu dama interpeller aussi d'ailleurs ñun acteurs u médias yi c'est-à-dire que médias yi aussi dañu war a nekk pas censeur mais dañu war a contrôler profil yu ñuy ñëw di wax nan la ñuy waxee ak même préparation psychologique gu nit ñuy wax ak kiy def émission bi aussi même préparation bi mu war a am ak invité am charte yi ñu xam fii lan moo fi waxu ci TFM ak lu fi waxuwul la moo fi defu ak lu fi defuwul loolu ñu koy waxtaane yaa ma gën a xam nag homme de média nga difficulté yi nga xam ni dafa ànd ak lii nga évoqué waaw mais liggéey problème moyen mi ngi si mais également le direct c'est difficilement maîtrisable ak li ngay wax ñu ngi en direct nii li ngay wax ça t'engage directement ça nous engage oui donte lañ koy contrôler am na ay pexe ak aussi yow gis nga yow xam am nga expérience DER ak ci appel sur l'actualité bu RFI oui bu ñu la waree woo rek ba nga war a wax suba ci veille bi lañ lay préparer exactement di lay wax looy wax ngay wax di tontu ñu jël 10 minutes ci suba boo war a wax ñu laajaat la est-ce que lii fii ngay yem noo ko way waxee ak yooyu ba ngay wax mais fii Sénégal c'est ça xëy na ci dérapage yu mel ni la ñu mën a déparer ba xëy na jël ci ay matuwaay mais lu mën a am loolu laa lay wax problème de moyen la ak activisme bu bees léegi médias yi ak réseaux sociaux yi li mu jur mooy DER mi jàngi woon ñëw xam di wax dafa am benn waay buy jógee fële rek ñëw
benn saaga lay mës a saaga wala wax toj ñu jël ko yëkkati ko. di ko invité di ko dalal di ko mu wër média yëpp mu wër média yi mujj gi dootul nekkati DER mi am xam-xam ci dara di ko wax pour ñu sawar ci moom. mais benn waay bu mën a wax ak sànni xeer. di def buzz ak buzz. kooku la ñuy jël loolu danger la. danger la waay loolu buñ ci xaar état bi kese parce que mënu ko acteurs yi yëpp ci war a taxaw ànd ceeg état bi. ñu ciy liggéey pour mën a yar nit ñi ci ñu xam ne média dafa sensible. beneen bi aussi dama ko yàgg wax yéen fii benn minute publicité nit mën na ci fay 1 million ba 3 millions. pourquoi ñu jël benn waay buy wax lu waxuwut mu war a ñëw ci média jël 1 heure de temps di wax loo xam ne mën na tas réew. léeg-léeg kañ 2 heures wala 3 heures lañ lay may. ngay wax lu la neex. effectivement et puis mooy li nga wax c'est l'avènement aussi des hommes de médias parce que comme ni nga waxoon mun nañ ni journalistes traditionnels yaa ngi fi woon mais léegi de plus en plus dafa am ñoo xam ni bon on peut les appeler ainsi ay acteurs lañ ci médias yi ay hommes de médias yoo xam ni dañuy wax malheureusement nit ñi tamit. ak ñi nga xam ne aussi dañuy wax te waxuñu sukkandiku ñu ci li ma wax traditionnellement Sénégal. nit ki day sukkandiku ci fenn jóge fenn ñun ràññee ko fenn mu wax. mais léegi ay acteurs yu bees yoo xam ne li leen identifier mooy seen wax ak seen taraayu wax ak seen mën a woote naka su dul noonu. donc loolu moo leen di identifier ba ñu mën leen positionner ba mu jigi ñu wax loo xam ne naka su dul noonu la. mais bu njëkkaan nag nit bala ñuy dem ba di ko teg ci rajo wala télé muy wax. war na am nag le minimum de travail. ak aussi même saytu ak loolu mais loolu malheureusement mais DER. histoire u média ci Sénégal. comme boo jëlee RTS moo fi njëkk. fa amoon comité boo xam ne moo doon saytu. lépp luy jóge ci diine di génn ci biti. kuréel googu Ahmed Bachir Kounta mës na ko jiite. am na ay homme d'église yal na yàlla xare ko àjjana. homme d'église yi dañ ci nekkoon ci biir comité bi. ministère de l'intérieur nekk ci ku war a wax ci diine wala wax ci loo xam ne lu sensible la duñ la censurer de mais dañ leen liggéey ak yow ba yow. encadré dañ ko encadré woon ñu koy contrôler boo waree boo juumee. mais léegi nag ñaata télé ñaata rajo am yooyu est-ce que c'est possible. non man dama xalaat ne foofu mën nañ promouvoir ay équipe yu ñaar ñetti nit ci biir chaîne bu nekk. non seulement émission diine yi kese. mais yeneen émissions yi aussi non seulement ñuy xool équilibre de l'information ndax am na. ak wax bi ndax amul lu déraper. ak aussi des critiques. oui média bu ne mu am des critiques ci domaine yoo xam ne yu leer la tey DER spécialiste sport la mais waroo bàyyi baroo ñëw rek ci sport bi di ci wax loo xam ne naka sul noonu te kenn du ko jooyanti. mais war na am ay pas ay censeurs mais ay critiques ñoo xam ne bu dee aar la mën nañ la wax la ca yenu maanaa ak yata yenul maanaa mais pas ñu boyal ko c'est-à-dire que ñun. mais Barol c'est l'idéal peut-être mais c'est très difficile on est à l'ère de la démocratie wax sa xalaat aussi. waaw mais nag wax sa xalaat boobu c'est à encadrer. parce que amul benn réew boo xam ne aussi dañ lay bàyyi rek nga wax sa xalaat noonu. wax naa c'est ce que je me préciser. c'est entre guillemets démocratie wax sa xalaat maa ko waxee noonu. mais France dafa nañ exemple léegi. dëkk buy woote woon liberté la ba ñu def ko sax ci seeni constitution waaw. mais émission bi gën a rëy. bi fay jógee appel sur l'actualité te africain yëpp di ci dugg di ci wax mais bala nga cay wax xam nga càmbar bi ñu lay càmbar bien sûr man dugg naa ci duggaat ci jamono bi ma gënee nekk ndaw mais bala ngay dugg dañ lay laaj veille bi le jour ñu encadré la ba di la laaj ndax lii nga war a wax nga duñu waaw ñu ne na nga ci yem nga ne waaw ca laay yem mais fii ku xëy rek bëgg a dem ci plateau bi wax c'est tellement important donc il faut ñu liggéey liggéeyaat si. dans les grands médias balaa ngay wax ni ngay wax. bu ñu la invité même pour te mettre à l'aise balaa ngay dem antenne. c'est ça ci bureau protocole bi rek déjà dinañ la. jox la yu sedd nga jégal ma bi nga ñëwee joxuma la yëfu tukulóor mosuloo joxuñu la café bonbon yi ngi. non mais yeneen yi. mais pour te détendre dañuy dem ba ni ngay wax avant ngay ñëw yow. il se renseigne par exemple. sa équipe préférée. eh bien ki lay accueillir. ne la mais alors bu doon dañ doon jouer dernière journée bi. naka lañ def uniquement pour te mettre dans un confort ak détente boo xam ni waxatuma la nag ni ngay wax càmbar. xam-xam bi nga xam ni moo nekk derrière. mais munoo fi ñëw ba dem te duñ la laaj un peu ci xew-xew diggante Mali xam nañ tamit ni ci wàllu géostratégie ak djihadisme am na loo xam ni macha allah xam nga ko ci. Mali le retrait des troupes de la France ban njeexital la nar a am ci seen sécurité waaye ñun tamit ci lim ñu nar a laale. waaw man li ma jàpp ci
parce que loolu dafa mel ni logique histoire moo ko indi daal. France dafa yàgg. am lëkkaloo bu mu lëkkaloo woon ak boobu jihadisme tudduñu ko. rébellion bi la. boobu diggante Touareg yi ak état central. oui français yi doon ci liggéey am ci intérêt aussi. parce que ñoom dañoo yàgg bëgg zone boobu nekk zone boo xam ne la ñu bëgg exploiter ci uranium yëpp ci Niger. bëgg nañu Mali am zone boo xam ne ñoom français yi. dañ ciy teg seen tànk. waaye seen zone d'influence lay loolu def nañ ko ay at depuis indépendance. ñu def ko après guerre Libye bi xam nga Libye toj bi mu toj. te français yi am ci seen responsabilité. loolu moo indi jaxasoo bi yokkuwaat Mali. rebelles yi ñeneen ñu yokku ci ñuy yëngu ci wàllu diine. léegi nag contrôle boobu li ñu tuddee usure am ci. mooy France mënatu ko def. moom kese. léegi yeneen puissance judd nañ aussi pour créer équilibre ci àdduna bi. loolu c'est pas mauvais. parce que li nit ñi xamul mooy c'est vrai que ay Wagner ay terroristes la ñoo wala Russie dañ leen yónni. pour ay mercenaires waaw moom lañ leen di ok c'est bien beau. mais au moins li muy wone mooy am na réew yu mag yu jóg pour taxaw pour bañati benn réew kese wala ñaar France États-Unis wala ak Angleterre Grande-Bretagne di def la ka sudul noonu. créer na genre équilibre. maintenant mu tombeek nag aussi régime yi fa nekkoon africains yi. njiiti nekk ci nekkin goo xam ne peuple yi nangootuñu nekkin boobu. faw mu am moment boo xam ne dañuy baatrewaat carte gi. man noonu laa ko jàpp. mais du baatre carte googu du impérialisme contre impérialisme. waaw loolu la mooy loolu la adduna bi. impérialisme Jean contre impérialisme bu Paul. ñoom léegi nag li gën a jafe mooy ñun ñu xam enjeu yi. oui dafa am benn borom xam-xam bu doon wax ne xam-xam bi gën a jafe. jamono yi ñu toll. mooy lu xew lu ne ñu xam enjeu yi nu mu toll ñu xam ko. léegi ñun suñu yoon nekkul ci ñun lan la ñu war a def mooy fexe ba. la fay xew bañ a déstabiliser réew ya fa toog. état yi nekk état yu viable te loolu du liggéeyu ñaari fan dafa am liggéey yoo xam ne Mali daf ko war a defal boppam. am na yoo xam ne ñun ak Mali ak yeneen réew yu seq. suñu réew yi ñoo ko war a def te loolu dafa am doole bu mu laaj. malheureusement doole yooyu aussi yenn puissance yi du ñu bëgg ñu teel ko am moo tax souvent suñu réew yi il faut ñun ñuy comprendre ne du ñàkk bëgg réew ma mais ragal ne ñoom bu ñu opposé woo ci li tubaab yi bëgg. ñu déstabiliser leen. donc période naxante boobu noonu faw mu am. te loolu ci déstabilisation yu ndaw dinañ faral di am mais tôt ou tard dinañ ci jóge fekk na suñu réew yi peuple yi déjà yeewu nañu. état yi aussi taxawaay boo xam ne dañuy am doole parce que bu amul doole di jàppante ku amul doole daanaka xaru la donc Mali lii ñun ñëpp sóoraale woon nañ ko. bi ñuy bëgg a dal ci Mali ñu bëri. ci Libye ñu bëri si ñun même suñu intellectuels yi am na ñoo xam ne dañ leen manipuler. ñu nekkal leen fi ñoom tubaab bi naan non baax na parce que démocratie amu fa. nangam fexe nañ ba bàyyi ñu dal ci kaw Kadhafi. loolu moo ñu jural li tey musiba bi yëpp. donc même chose jeu de puissance boobu moo am Ukraine. ak Russie. justement foofu ban jàngat nga. parce que def ak ban njeexital la mën a am ci suñu réew yi ñun ñi. li xew mooy. par exemple ñun xam nga ñu ngi wax coowu gaz ak yooyu. ñun 2023 bi incha allah dañuy produire gaz. ban njeexital la nar a am ñu ñëw bokk ci marché boobu jamono joo xam ni Russie xëy na dina ko jéem a jafeel ay. waaw peut-être loolu ay moment lay doon ci moment wu crise bi. mais ku ne xam na ne du loolu mooy li déterminant dëgg. jafe-jafe commencé na sa dina am parce que blé bi dina xaw a wàññeeku. pétrole bi jaxasoo ni mais moment wu crise bi la mais li xew mooy Russie. puissance la bu am arme nucléaire am. gis ne occidentaux yi ak américains yi ñu ngi tafu Ukraine di saafonte ak moom. xaritoog moom ba bëgg taxaw ci réew moomu pour mën a gën a jege Russie. waaw di ko sëpp di ko tiim ko waaye. léegi puissance bu mel ni Russie du nangu loolu. donc loolu mooy enjeu bi. donc nit ñi bu ñu jàpp ne Russie dafa daw dal ci kaw Ukraine rek parce que dafa Ukraine da ko neexul wala yooyu. mais dafa xam ne régime bu ko favorable. waru fa toog bu fa toogee noonam yi ci moom la ñuy jaar. mu nekk presque góom boo xam ne. waaw. virus bi bu ñëwee fa lay jaar pour dugg Russie donc loolu faaw puissance bu mel noonu xaw a mën a. duñ ko nangu waaye. même ñun suñu réew yi tey réew yi bu amee ku ñu jege. koo xam ne suñu noon mën na jaar ci moom wala mu ngi dimbale suñu noon di nga gis souvent dina am jeu de puissance boo xam ne dana am ba ñu mën a maîtriser dëkk boobu nag won ko ne ko yemal fii parce que soo ko deful dañuy jaar ci dëkk boobu pour yow mën la atteindre. te comme occidentaux yi ak américains yi aussi ñi ngi ba léegi ci. gën a yokk ñoom seen doole ci àdduna bi. donc loolu moo xew diggante Russie ak Ukraine. parce que Ukraine régime bi fa ne favorable
ci Kremlin. donc ñoom faw ñu fippu pour mën a non seulement balayer régime boobu nga xam ne favorable parce que seen noon mën na fa jaar. mais teg fa régime boo xam ne. da leen di favorable ñoom parce que bu ñu fàtte ne ba ñuy taxawal URSS dëkk yooyu yëpp dafa waroon dugg. yenn yi dugg na yenn yi duggul mais yi duggul occidentaux yi ak américains yi fa lañ jaar. donc loolu moo indi lu mel nii. mais pas parce que Poutine dafa sanguinaire wala dafa mën a attaquer pour attaquer donte nag xeex bu ne kenn mënul taxaw ci télé di ko rafetlu. parce que ay nit dinañ ci dee ak yëpp. mais moom day agir aussi selon ses tempéraments. mais ñun ñi koy seetaan de l'autre côté. war nañu xam quand même la fa xew lan la. enjeu bi lan la. enjeu bi du parce que Russie dafa bëgg a faagaagal ab xeet. mais dafa bëgg a défendre boppam. parce que réew ma nekk ci wetam bu ko ay noonam jaaree mën na ko atteindre moom Russie donc loolu lay bañ. bu may tënk daal mooy li nga wax ci Mali ak ci Ukraine yëpp bokk ci coow li xam li ko waral moo ko gën. non seulement loolu mooy li alxuraan tamit di wax. fexe leen ba ngeen nekk puissance parce que su ngeen nekkee puissance mooy créer équilibre. loolu moo tax suñu réew yi nii liggéey ba am doole Union africaine CEDEAO ba taxawal lu wóor. mooy tax ëllëg tey xam nga Russie kenn doful di ko attaquer. parce que am na arme nucléaire am mu ngi toog. donc wax jeey bëri rek dina annexer soo moytul Ukraine ci wax lu amul benn. xaar ma yàlla parce que puissance la teg fa nitam. te puissance yooyu aussi ñoom ba ñuy dal ci Irak ak Libye. est-ce que Russie tere woon na leen ñu nangu. au contraire dañoo dem sax sous le couvert des Nations Unies am fa ay. texte ak ay mbir yoo xam ne moo leen wan ne dem leen dal ci kaw jàmbur ñu inventé seeni ay mbir ba mu sotti dem dal ci kaw ay réew yoo xam ne lépp pour mën a élargir ñoom seen puissance la kon kii bu koy def waruñu tëb rek ne daf ko def parce que dafa bon wala dafa am doole mais aussi dañ koy jël ci logique gu gën a dooleel sa bopp ak aar sa bopp. ñu ngi lay gërëm di la sant. bu waxtaan wi bëggoon nañ ko gën a yaatal waaye waxtu xibaar yee ñu dàpp léegi ñu dellu siwaat fii xibaaru marax yi faram-fàcceel leen ko jërë ngeen jëf Mouhamadou Baro ñu ngi lay gërëm di la sant.